Moussa Gueye la nekk président du collectif national des conducteurs professionnels du Sénégal CNCPS par ailleurs nekk conseil départemental fii ci Thiès jiite commission transport bu conseil départemental. D'accord Guèye ñu gis ne accident yi dañoo bëri ay toog. lan moo ci wàllu transporteur yi. voilà seen responsabilité daal. waaw accident yi bëri na d'ailleurs loolu moo gën a tax sax ñu def sortie bi waaye bala ma ci ñëw rek dinaa def tuuti présentation kuréel gi ndaxte CNCPS comme ni muy wuyoo tur bi di wuyoo association nationale la boo xam ne dafa ëmb transport chauffeur professionnel ñu sos ko ci mois de décembre 2021 ci lañ def seen assemblée générale constitutive fii ci Thiès ci complexe Daniel Brottier région yi nga xamante ni adhéré wu nañ nekk nañ membre CNCPS yëpp teewoon nañ ci ndaxte CNCPS mi ngi ci fukki région ci Sénégal yoo xamante ni ubbi nañ fa suñuy bànqaas am fa ay répondants am fa ay membres yu adhéré looloo waral pour le moment bi kuréel gi sos ak léegi ñu ngi ci 780 membres CNCPS te fas nañu yéene mu daj ci 14 régions Sénégal yëpp CNCPS nag li ko tax a jóg mooy jàppale chauffeurs yi àndandoo nekk benn ndaxte CNCPS kuréel la goo xamante ni syndicat newu ci transporteur adhéré wu ci kuréel la goo xam ne chauffeur professionnel muy les chauffeurs de transport en commun public de voyageurs ak les chauffeurs de gros porteurs ñoo ci adhéré syndiqué wuñu transporteur adhéré wul ci sunu kuréel chauffeurs yi ñoo gis ne jot na seeni mbir ñu jële ko seen bopp en main mooy ñu jël suñuy destinée bopp ñu jële ko suñu bopp en main cela veut dire bokk ci genn kuréel goo xamante ni dafay ëmb tous les chauffeurs du Sénégal la majeure partie bokk ñu àndandoo liggéey ngir njëriñu transport en général mais ngir njëriñu chauffeur en particulier ci loolu CNCPS dafa dégager ay objectifs am bokk ci promouvoir et l'amélioration de leurs conditions de travail chauffeurs yi parce que wax chauffeur wax conditions de travail ndax liggéeykat bu nekk boo sañoon say conditions de travail ñoom contribuer à la promotion du secteur de transport maanaam lépp loo xamante ni dafay jëmale transport kanam CNCPS dina ci dugal loxoom participer à la formation et à la sensibilisation des conducteurs maanaam di dugal suñu loxo tamit ci formation ndaxte mëntu ñàkk nit ku nekk à tout moment da ngay laaj ñu lay former parce que jamono dafay dox di sensibiliser tamit comme ci li ñu woote nii tey ak li ñu bëgg a def nii tey bokk na ci tamit ci suñuy objectif yi ñu dégagé mooy le renforcement de capacité des conducteurs maanaam di chauffeur li ñu am comme compétence ay boromi xam-xam di daje ak boromi xam-xam ñu ñuy defal formation ci suñu wàllu métier di ñu defal formation ci wàllu sécurité routière di ñu defal formation tamit ci wàllu nan la chauffeur bi di war a comporter wàllu usagers bi loolu daal incha allahu taala mooy taxawaayu CNCPS te fas nañ ci yéene liggéey bu am solo ci Sénégal wërngal këpp voilà. léegi nag ci wàllu accident yi nekk na loo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaawlu ci ni mu demee fi mu nekk nii parce que accident bokk na ci li nasaxal waxuma la sax transport waaye luy nasaxalum réew liy nasaxal économie wu réew kon boo seetloo fan yi accident yi ni mu demee bi nga xamante ni amoon na sur la route de Kaolack amaat ko tamit fan yi sur la route de Niayes ci boori Noto nekk na ay accident yu doy waar parce que bu ñu nee kuréel CNCPS collectif national des conducteurs professionnels du Sénégal ñi ci nekk di ay conducteurs yu nekk en activité am ci ñoo xamante ni ñu ngi def transport en commun public de voyageurs am ñoo xamante ni ñu ngi def gros porteur nekk ci corridor bi di def Dakar Bamako ñu gis ne accident yi mi ngi waroon a gën a méttee ci bu tali yi baaxul woon mi ngi waroon a gën a méttee ci boo xamante ni tali yi amul ay panneaux de signalisation mais gis nañ ne wax dëgg yàlla ci jamono yu ñu toll nii boo dee seet ci tali yi nga xamante ni moo nekk ci réew mi muy la nationale 1 la nationale 2 ak la nationale 3 maanaam tali yi oto yi jaar ak yu ci bëri ak yeneen tali yi tamit am na ak mucc ayib goo xamante ni am na ci te boo dee seet accident yi mi ngi gën a am ci tali yu baax yooyu
boo dee seet fi accident yi ëpp fi mu nekk nii mooy ci fi tali yi gën a baaxee fa la accident yi ëppee kon loolu daa mel ne facteur matériel infrastructure day xaw a dégagé wu facteur humain bi day ñëw maanaam nit bi ci wàllu comportement am nit bi ci wàllu taxawaayam nit bi tamit ci yar bi mu war a am ak ci comme yar bi ma war a am ci diggante moom ak jëfandukaay bi mu yoree muy oto bi parce que oto bi da nga koy respecté ndaxte respecté oto bi mooy respecté code de la route te gis na ne loolu toll na am na ci ay jafe-jafe yu ci am yooyu nag boo dee seet fi jafe-jafe yi amee du chauffeur du ancien chauffeur yi parce que transport chauffeur bi ko jàng jaar ci apprentissage passé poids lourd jóge étape poids lourd passé transport lang def formation ci ginnaaw oto bi ba am permis kooku moom mooy chauffeur professionnel ñooñu boo dee seet rarement lañuy accident yi am li nga xamante ni moom daf leen ci da ngay gis ñu def ci loo xamante ni conduite bu ñàkk a tegu ci yoon la lu néew la néew ma amut mais néew na waaye li ci ëpp ñi nga xamante ni defuñu formation ci métier mi danoo wàllee si yaan maanaam da nga doon nekk ci benn secteur di def benn liggéey du ma tudd benn façon liggéey waaye di nekk ci benn liggéey ba liggéey boobu doxatul nga jàpp ne ñëw passé permis nekk na lu yomb nekk na lu gaaw nga dem daal di passé permis lijjanti ko ñëw yor auto transport. voilà ci la ñu ñëw parce que loolu tamit bokk na boo gisee ñu ne CNCPS bokk na ci tamit ñuy segg maanaam di xool ñi nga xamante ni métier mi dañ koo métier mu nekk seen professionnel permis de conduire transport en commun nekk seen diplôme ñu ci yor seen i kër di ci tabax yor ci seen i soxna di ci tabax seen i kër di ci gagné seen vie jàng ko ñooñu la CNCPS di adhéré mais ñi nga xamante ni ne dañoo ñëw wàll si yaan duñ leen génne ci métier mi parce que am na diplôme bi waaye boo dee seet formation bi ak sensibilisation bi foofu la ñuy gën a mettre l'accent moo ci ñi nga xamante dañoo wàll si yaan te boo dee seet taux d'accident yi ñooñu la ëpp ndaxte ñi nga xam ne seen permis daanaka day am 8 ans lay am boo dee seen accident yi ëpp ci jamono yu toll nii boo xoolee ñooñu seen i permis date de délibération bi ba fi ñu def accident bi ci ay 8 ans lay tolloo kon loolu moo lay wan ne ñooñu amaguñu expérience bi te tamit ci accident yi mi ngi am ci tali yi ma lay wax surtout yi ci àll bi mooy si route les routes yi nekk dans la campagne si zone rurale bi te tamit ay dépassement lay doon yoo xamante ni c'est pas autorisé da ngay dépasser oto ci distance boo xamante ni yoon mayu la nga dépasser fa oto loolu tamit ça pose problème xam nga loolu nit bi la parce que boo ñëwee ci agglomération wala nga ñëw ci ligne continue bëgg fa dépasser oto wala ci virage cela veut dire que ne yow li ngay def xamoo ko yaa ngi mettre sa bopp en danger di mettre ñi nga yeb tamit en danger ci loolu boo dee seet li nga xamante ni accident yi ñu ngi koy coûter ci wàllu décès li ko tàmbalee 2015 ba léegi nekk na loo xamante ni jéggi na dayoo ñun loolu moo ñu attiré sunu attention. voilà ci lay ñëw loolu moo attiré sunu attention ba tax ñu ne il faut que ñu def benn point de presse pour ñaax pour sunu mbokku chauffeurs yi ñu gën a def prudence sur la route muy boo jëlee année 2015 fa laa koy tàmbalee année 2015 569 décès moo fa am nga ñëw année 2016 604 décès 2017 692 décès 2018 612 décès 2019 745 décès mu nekk ay statistiques yu leer yoo xamante ni boo demoon tey ba direction des transports routiers loolu nga fay fekk kon nekk na loo xam ne jot nañu xoolaat taxawaay jot nañu xoolaat ndawalin wi jot na tamit ñi nga xamante ni dañ cee nekk te nar ñoo xajamal suñu métier ñu identifier leen bu ñu leen génneewul tamit ñu xam ne ñii kat laaj na ñu ber leen di leen dolli former leen sensibiliser leen renforcer seen capacité pour que franchement parlant lii di am ni mu deñ parce que wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee accident nekk na loo xamante ni dafay impacter négativement sur notre économie nationale mais tamit facteur humain bi nit bi li mu ciy ñàkk yow nit accident soit que bu la reyul tamit mais dina lool semmal bàyyi laago mu nekk loo xamante ni daf lay impacter sa dund àdduna bi yëpp yàq sa àdduna bi yëpp yàqal sa njaboot yàqal sa kii kon loolu jot na ñu amaat ci beneen comportement moo tax CNCPS dina ci liggéey bu am solo bu ñu génnee ci Korité bi dinañ def tournée nationale incha allah dem ci gare routière yi dem ci région yi dem ci département yi dem ci communes yi yëpp 554 collectivités communes yëpp
45 départements yëpp 14 régions yëpp CNCPS dina fa dem def une tournée nationale sensibiliser suñu mbokku chauffeurs yi waxtaan ak ñoom pour que ñu gën a bàyyi xel comportement ak nekkin wi ñuy am ci tali bi ci loolu nag ñu ngi ciy xaar tamit état li nga xamante ni moo ci wàllam mu def ko parce que bu ñu nee sensibilisation volet état daf ciy am solo da cee am bu ñu nee xeex insécurité routière état daf ci am solo moo tax ñu ngi ciy xaal état jàppale ñu ci pour que ñu mën a réussir mission boobu ñu waaj a entamé ñoom tamit am na ci loo xam ni des na ci wàllu infrastructure ab tali yëpp xëy na am na yu baax waaye am na yu baaxul surtout côté sud bi surtout tamit national 3 bi yoonu Saint-Louis bi tali bi foofu laaj na defaraat bu baax a baax ndaxte accident en général accident yi fay am yëpp yu grave lay doon kon tamit fi ma nga xamante ni dinaa fa ñëw mooy ci wàllu li xew fan yi ci corridor bi gis nañ ne ci Dakar Bamako bi chauffeur Sénégal yi ñu ngi leen di teg ay jafe-jafe yu metti te ñi leen koy teg la majeure partie mooy chauffeur étranger yi suñu mbokku malien yi loolu nag bëgg nañ état bi tamit lam ci war a def en tant que état nga xamante ni dans la coopération multilatérale war nañ ci jox ay jéego fexe ba chauffeurs yi am jàmm parce que espace CEDEAO la nekk daanaka benn réew la kon nag chauffeur sénégalais bi droit bi mu am Sénégal yan anam yi bari na ci wàllu contrôle yi waaye surtout temps yi ñu ngi dégg ne ñu ngi andil ay jafe-jafe chauffeur Sénégal yi ba am na sax d'après les sources yi ñu am na ko ci ñàkk seen bakken am na ñu ci gaañu am ay gaañu ci ñoo xam ne chauffeur Sénégal yi lañ bokk loolu nag ñu ngi ciy alerter autorités yi pour ñu def ci taxawaay bi ñu war a taxaw ndaxte boo nekkee ci sa biir réew di dugg génn sa réew di dem sa beneen réew jàpp naa ne waroom jafe-jafe parce que dañ ne espace CEDEAO kon CEDEAO lépp lu ku ci bokk rek ak réew mu ci bokk rek ñëpp benn lan di bàyyiloo xel tamit lenn nga xamante ni fa lay jeexale mooy dégg nañ fan yi njiitu réew mi génn ci wàllu ay projets yu bëri mi ngi koy wax ci wàllu jeunes yi pour di leen jàppale ñu gis ne keroog bi muy def conseil présidentiel bi fële à Diamniadio situé na corps de métier yu bëri tamit am na fa représentativité ba mu des chauffeurs yi te chauffeur mu nekk métier moo xamante ni métier mu am solo la tax transport benn réew mënul dox sans transport dafa bokk ci li nga xamante ni dafay doxal économie wu réew kon secteur bi mel noonu bu ci ay nit nekkee di ciy yëngu te ñu néew doole lool état bi leen jaboote war na leen a jàppale état warut a booti kenn ñun ñëpp ak njabootam la te boo dee seet CNCPS gi nga xamante ni mooy collectif national des conducteurs professionnels du Sénégal 780 membres yëpp on peut dire que les 95% yi sont constitués des jeunes ay ndaw lan ils ont à l'âge de 18 à 35 ans kon nag bu ñu nee dañuy allouer ay projets jeunes yi kon chauffeurs yi waruñoo des ginnaaw fu ñuy bàyyi xel Jakarta nga xam ne transport irrégulier la chauffeur bi am transport en commun otom am licence de transport am visite technique de transport am d'assurance transport kookoy ku ko bàyyi xel dafa fekk ne yow xamuloo li ngay def kon bëgg nañ ñu gën ñoo ku ko desal ginnaaw dafa mel ne yow bàyyiwoo xel ci li ngay def kon bëgg nañ ci projet yi président de la République war a mettre en place ñu sóoraale ci chauffeurs yi jàppale ci chauffeurs yi parce que Covid bi daf ñoo impacté woon te amuñu woon benn ndimbal yi fi génnoon gaaru ceer yi lañ ko jox ak transporteurs yi chauffeurs yi jotuñu dara kon nag nañu ci sóoraale di xam ne ci lañ bokk ci mbir mi lañ bokk ma ngi leen di sant di leen gërëm